sax fils da ngay béggee affaire de nandi terrible dof da ngay béggee yor sa mbuusu meew 25 café 25 suukret mu kat da ngay béggee bam bi moom option la dañuy paas bàyyi ma ceeb bu midi coow ceeb chill caay ndu ma sa cool ataw mi nu mu ndóol chill ku may caay fekk ma bàkk ba booy bu jógee school di pa ceene ko ku pàkk la bul jëma bam maala mag maala ci njëkk jaa question de jaar xoolal ceeneel xaar vas-y baxaw jàmm ak salaam la faya ndax da nga bëgg a dugg sama caaya màgg na yaa ngi yum dee yaata bii lyric si fay nga si ñaata jamono bi man duma maata ndax mani me booy duma ngaaka cënjal benn boo xool naa la booy aduna bi léegi du naada bii lyrical dafa ci ne murda am tax joy am so pizza lu may def nii du naada salaamaaleykum doom may mbadda bii lyrical dafa ci ne murda am tax jokin so pizza jox naa MIC bi e fay di waxal ñu dégg simi fooy dem di ko yóbbu jikko bidul na bu sinik benn yoon bi la jublu foo dem mu lay topp amoo si choix ndax moo la nopp sopp di ànd ak yow fësal cofeel li nëbb si yow di feeñ ci man li feeñ sa xol soreel sa mbañ dig moo kontaan te doo ko yëg gas suma xol kenn du mbëggeel ca dëgg bu yàggee lool fëgg dëgg sës li ñu bëggee li ñu bëgg di ko dëgg teewaat fii nga taamu kii mooy suñu xalifa DJ Awadi ànd ak suñu xalifa yow suñu général Baxaaw ñëw ñu teew fii ak suñu reine yow de la sava yow bég di bég di teew saa su ne di bég di ñëw di teewal hip hop saa su ne yaay suñu xalifa jéggal naa la casquette bi Thomas Sankara C'est une belle chanson qui fait chavirer des cœurs. Viviane Sweet Gift album bi dina ko génne intégral bi très prochainement en tout cas actu yu njëkk yi am ngeen ko di ñaari live medley yoo xamante ni génne na ko mu nar a bokk ci Gift ba tey maa ngi leen koy wax mu ngi ko liggéeyee diggante Dakar Paris ak dëkk bu ñu naan Vegas ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média je suis très content de vous retrouver comme chaque midi ci télévision Futur Média ngeen di jëlandoo pause ak man bis bu jot ak couleur émission bi ñu boole ñaar li ñu tuddee utile ak agréable des infos vous en aurez xam nga barki démb ci la ñu dégg génnuk àddina ki fi nekkoon directrice bu CESTI delluwaat nañu CESTI pour déglu témoignage yu yenn ci ay collègues am ak ñi nga xamante ni ñoo daan liggéey ak moom di Eugénie Rokhaya Aw dinañ fa ànd ak ki nga xamante ni moo di Fatou Bintou Conté bu ca kanamee tuuti démb ba tey nag ñun ñu ngi koy rendre hommage ci télévision Futur Média et puis on va revenir ci li nga xamante ni mooy ouf de soulagement wu entreprise yi nga xamante ni ñoo doon liggéey ci corridor Dakar Bamako ginnaaw bi ñu dakkale woon activités yi ci corridor boobule ba lever sanction yi ñoom nag fi mu tollu tembe ils sont soulagés puisque xaalis bu bëri daanaka moo naroon a yàqu ci liggéey boobule nga xam ne ni daanaka yàgg na am ci diggante Mali ak Sénégal donc dinañu ñëw ci ouf de soulagement wu entreprise yi nga xamante ni ñoo doon liggéey wala ñooy liggéey ba tey ci corridor boobule Dakar Bamako et puis dinañu ñëwaat ci la xew ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff barki démb gis ngeen image yi ñëpp naqarlu ko xale yi ñoo doon célébrer école bu tëj
c'est tellement nul li nga xam ni def nañu ko saaxee salle de classe yi conseil de discipline bi nag daje na pour xool yan sanction lay teg pour le moment tegaguñu benn sanction mais on va les retrouver bu ca kanamee puisque dinañu ànd ci lycée boobule ak ki nga xam ni mooy Ndeye Mariam Ndiaye ci reportage et puis on aura d'autres infos yoo xam ni dinañ leen ko baaxee en première partie bu 13h jotee dinañu ànd ak Ibou Diouf ak rédaction bu télévision Futur Média bu ko defee ñu présenté ñu journal bi ci wolof bu ñu demee ba ci dernière partie midi plus bi dinañ leen jox itam yeneen i xibaar cette fois ce sera le journal du web daañu ci ànd ak Mamadou Ndiaye ak ki nga xamante ni moo di Merry Beye Diouf donc en gros c'est ce qui vous attend tey ci midi plus bi alors Teranga Sénégal nag dañu koy continuer di leen ko bégalee puisque ñu ngi jëm tabaski donc tey dinaa maye xaru tabaski dinaa joxe ci enveloppe yi 150 000 200 000 donc ay enveloppe bu ndimbal la pour yéen ñi nga xamante ni yéenay préparé tabaski bi donc carte baa ngi nii yéenay tànn région bu leen neex lu ngeen fa fekk ci teranga yéen a koy moom donc min ngeen principe yi c'est même plus la peine ñu leen koy fàttali li ñuy bëgg rek mooy dès à présent ngeen tàmbali di woote ci numéro de téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi koy affiché ci suufu écran bi ren nag li tax mbir yi gën a neex en plus de Teranga Sénégal ak li nga xamante ni seen calpe orange mu ne defal na leen ko teg ci table ji enveloppe bu toll ci 60 millions orange ci boppam mu ngi continuer di leen bégal ak jeu bi nga xamante ni ñoo ngi ko tuddee Mega Win alors Mega Win nag tey daañu ci waxtaan bu ca kanamee puisque am na koo xamante ni gagné na 1 million de francs CFA yooyu yëpp ay ndimbal la yoo xamante ni orange moo ko jagleel ay clientam daañu leen recevoir ci plateau bi et puis comme ni ngeen ko xamee de temps en temps dañuy waxtaanee ay initiative yu am solo am na fourneau boo xam ne dañu yàgg ak moom muy fourneau jàmbaar gis nga ni ma leen ne démb dañu yàgg ak ay boolu safoor palaatu safoor ustensile de cuisine yu safoor mag ñi suñu yaay yàgg ko jëfandikoo noonu la ñu yàggee ak fourneau jàmbaar on recevra équipe yu fourneau jàmbaar bu ko defee ñoom ñu wax ñu façon bi ñu koy defaree processus bi ak qualité gi ci fourneau jàmbaar ñu ngi jëm évidemment tabaski lakkuk yàpp moom dafa war ànd ak fourneau jàmbaar mais naka lañu koy liggéeyee ba yéen ñi seetaan ngeen mën cee am confiance on en parle bu ca kanamee ci midi plus bi li ñuy def nag mooy tàmbali di leen jël dama leen di may rek ngeen jël seen temps composé numéro de téléphone yi benn par benn en attendant may commandé sama Nescafé oui Nescafé moo fi ne ku ne jéem ngaa defar café nag xam nga Sénégal yàlla dogal na ni lu fi baax ku ne daf koy jéem a def xeetu café bu ne am na fi mais ni ñu yàggee ak Nescafé ak neex-neexu Nescafé c'est-à-dire jarul sax ma leen koy expliquer donc en attendant sama kaasu Nescafé ma may leen ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ñu tàmbali di leen séddale comme ni ñu ko defee ci suba si juste après info matin ak Amina Poté midi plus bi itam dañ leen di bàyyi ngeen tànn carte bi région bu leen neex lu ngeen fa fekk ci teranga mën na nekk enveloppe bu xaalis comme mën na nekk xaru tabaski donc lépp rek ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 am naa fi itam ay boîte yaa ngi nii boîte yi benn bu ci nekk tuddee nañu ko benn personnalité boîte yi def na 200 000 am na yu def 150 000 waaye da ngeen di jàng ba noppi itam di gañewaale xaalis par exemple bu ngeen tànnee boîte bii ñu tuddee Caroline Faye on vous propose un petit document ci Caroline Faye comme ça ngeen yokk seen xam-xam ci wàllu culture générale ak kan mooy Caroline Faye et juste après ñu jox leen enveloppe bi nga xamante ni moo nekk ci boîte bii ñu tuddee Caroline Faye donc mu ngoog 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ban téléspectateur mooy njëkk a dugg ci midi bi tey ci télévision Futur Média je rappelle encore que bu weesoo enveloppe yeeg xaru tabaski yeeg parure yeeg salon ak chambre à coucher bi ñuy joxe téléphone portable yeeg téléviseurs yi am na kër goo xamante ni valeur am mu ngi toll ci 40 millions kër gi nag dañ koo teg xam naa ni tirage bu mag bi bientôt dinañu ko amal ci kanamu huissier de justice donc kër gaa ngi noonu ñu bàyyi leen ngeen woote bu ko defee ku njëkk a dugg ñu bàyyi ko mu tànn région bu ko neex allez ma may leen quelques minutes le temps ngeen dugg si
lépp ngi fi dimanche bi passé rek maye naa benn frigo side by side am na ay téléviseur smart 85 pouces am nañ fi ay iPhone 13 Pro Max am nañ fi ay Fold 2 ak Fold 3 ñu ngi ko jëlee ci Jili CSB showroom baa ngi rond-point cité Kër Gorgui première boutique Samsung bu Afrique de l'Ouest agréée et puis am nañu fi ay salon ak ay chambre à coucher yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee Ombelico meuble am nañ fi itam ay parures yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee luxury bijouterie Baye Khadim Nia donc profito leen bu baax gaaw ci woote yi nga xamante ni trafic bi du metti noonu en semaine comme heure bi donc da ngeen di profito bu baax pour mën a am ci teranga yi donc 88 628 65 65 88 676 06 06 wala 88 676 05 05 c'est vrai que des fois da ngay juum parce que dañu tàmm ak ay serveurs yu commencé 628 mais am nañu ay numéros yoo xamante ni commencé wul 628 mais 676 voilà donc bu ngeen composé 676 05 05 wala 88 676 06 06 juumu leen c'est aussi deux numéros de téléphone yu bokk ci Teranga Sénégal wala 88 628 20 20 ñu xool ban téléspectateur mooy njëkk a dugg man nag toujours dama leen di may temps toujours dama leen di may temps voilà temps ngeen mën a composer mën a yegsi bu ko defee ñu bàyyi leen ngeen tànn région bu leen neex lu ngeen fa fekk ci teranga bu dee xaalis par exemple dañ leen koy yónnee immédiatement ci seen calpe Orange Money parce que xam ngeen ni ñi fi ne di balballu ci wàllu yónnee wala jot xaalis ñoom seen jëmmi bopp xam nañ ne Orange Money gën a yomb voilà Orange nag yenn saa yi ma ni moom jaayatul day maye parce que maye weesuwul gën a yombale ëpp sécurité ci wàllu yónnee wala jot xaalis moo xam fii ci Sénégal wala bitim réew wala sax ci sous-région bi muy Gambie muy Côte d'Ivoire muy Mali foo mënti nekk mën nga yónnee wala jot xaalis grâce ak sa calpe Orange Money yéen ñi amagul application bi am ngeen possibilité télécharger ko aussi facilement yéen a ngi gis QR code bi nii ci suufu écran bi donc lii bu ngeen jëlee seen téléphone portable dem ci appareil photo bi mel ni lu koy scanner mel ni lu koy photo immédiatement da ngeen di am application bi mu disponible ci seen ay téléphone portable donc regardez QR code baa ngi noonu merci Pape Samba Thiam donc regardez nii ci écran bi bu ngeen jëlee seen téléphone portable léegi ci nii ngeen di seetaanee émission bi ci seen téléviseur ngeen koy def nii rek am application Orange Money et puis self service la voilà mën ngeen déplafonner seen calpe du jar ngeen di dem di rang ci ay agence wala ci ay point Orange Money li ngeen bëgg yëpp da ngeen koy defal seen bopp grâce ak application bi voilà premier téléspectateur bi lay xaar Pape Samba bu ko defee ñu bàyyi ko mu tànn région bu ko neex lu mu fa fekk ci enveloppe dañu ko koy baaxee 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 Kaffrine Kaolack Fatick Thiès Diourbel Sénégal dëkku teranga la donc forcément région bu ne am na teranga bu duun bu mat teranga boo xamante ni mu ngi fa pour seen ndimbalu tabaski voilà juste vous rappeler que groupe Futur Média moo koy maye man dañ maa yónni ab ndaw rek la di ko séddale bu ko defee ku ci wërsëgam nekk rek ñu jox ko li mu tombeel allo allo allo. allo allo allo. kookan la. man la Ndeye Astou Diagne. Ndeye Astou naka. Diagne. Ndeye Astou Ndiaye. Diagne. Diagne. mbaa Ndiaye wala. Diagne. Dial. Diagne waaw. ah Diagne. waaw Diagne naar. waaw nga def. Diallo maa ngi fi. Diagne xanaa ndekkee goo. ndekki naa ba pare kay. waaye yow mi sant Diagne ku lay summi. waaw parle ni. ñi sant nan ñooy simmi ñi sant Diagne. waa ñangeen ñi. ah ñi sant ñang ñoo lay summi. Jeng waaw. ñi sant Jeng d'accord dama foog ni ndekki bee la jàpp ba waxuloo Diagne bi bu baax yaa ngi wootee fan Diagne. man maa ngi woote Taglu. yaa ngi wootee. Wakaam Taglu. ah Taglu d'accord côté Ripe. waaw. très bien ça léegi dama lay bàyyi loo bëgg a tànn pour ñu dimbalee la ko ci tabaski bi carte Sénégal bi wala boîte Midi Plus yi looy tànn.
carte bi très bien donc carte baa ngi nii région yëpp a ngi ñu bàyyi la nga tànn région bu la neex loo fa fekk ci teraanga dañ la ko yónnee ci sa calpe Orange Money. waa Tamba. Tambacounda. waaw. allez ma génneel la Tamba de daanaka moo gën a yaatu ci région yi nekk Sénégal moog Louga allez je te sors la région de Tambacounda ci carte bi. bu ko defee loo fa fekk rek dama la koy yónnee immédiatement ci sa calpe Orange Money mbaa am nga sa calpe Orange Money. waaw. déplafonné nga ko. waaw déplafonné nañ. mën nga cee jot million. waaw. jeena yàlla baax na allez région de Tamba ngi nii fàttaliwaat ma tur bi nan Diagne. Ndeye Astou lan moo tax nga tànn région de Tamba. dama neex rek ma nga faa dem mais dëkk bi moo ma neex. ah dëkk bi rek moo la neex mais musoo fa dem. waaw déedéet. dégg naa Tamba nga tàng jër. ayca léegi xaaral ma décompter la région de Tamba d'accord. waaw. bismillah allo 5 4 dama lay léemul Tamba 3 2 1 150 000 moo nekkoon ci région de Tamba bravo fanweeri junni. merci. fanweeri junni moo nekkoon ci région de Tamba fanweeri junni baax na de. 150 000. jërëjëf waay. waaye yaa ko moom waaye Diagne yaa ko moom Diagne Naar. yal na yàlla may wér ak wér la. allahumma amiin Diagne Naar allahumma amiin yàlla yokk sutura ci ak teraanga ji. allahumma amiin Diagne Naar allahumma amiin. yàlla barkeel liggéey bi. allahumma amiin Diagne Naar barkeel njaboot gi. allahumma amiin. jërëjëf waay seen télé bi sa kaw sa kanam rek. jërëjëf incha allah ci lu baax. waaw kay Diallo. bi nga xëyee tey xalaatoon nga ni di nga ñu jot ba war a mën a am fanweeri junni ci télé bi. yaakaaruma ko woon de. wallaay yaakaaroo ko woon ñaata nga yeewoo tey ci xaalis. tey jii. waaw. tey de 5000 laa yoroon moom laa yóbbu marché. junni kese moom nga nduggee tey. wallaay moom laa duggee tey. loo ndugg tey pour togg ko añ. xanaa ceebu jën rek. ceebu jën dina gën a neex ndax 150 000 moo ci dolleeku. dina neex kay bu soobee dina gën a neex sa tabaski dina neex tey tamit dina gën a neex incha allah Diagne Naar. waaw kay jërëjëf Diallo. jërëjëf Diagne kontaan nañu. merci d'avoir rappelé donc ñu ngi koy yónnee léegi nii 150 000 ci calpe Orange Money donc 150 000 la ñu soxee ko moom la ñu ko soxee man moom laa soxee ko sax puisque mooy woote bi nga xamante ni moom laa njëkk a jël ci midi bi donc dama koy enchaîner ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 bu amaatee téléspectateur ñu jël ko il faut en profiter parce que comme je dis en semaine heure bi trafic bi day yomb voilà donc du am embouteillage au téléphone parce que y a des jours yoo xamante ni day am embouteillage au téléphone par exemple dimanche après-midi 15h moom day am embouteillage au téléphone photo boobu ngeen di gis mooy side by side bi nga xamante ni ndaw si moo woote keroog Ndar bi mu wootee Ndar moom laa ko may donc ñëw na ba jël si ko tegaloon naa ko ci defe naa 25 000 ou 30 000 pour mu fay oto bi koy jëlal frigo wam bi di side by side boo xamante ni mën naa def ba noppi itam dafa am qualité Samsung la ñu ngi ko jëlee chez Jili CSB ca fi nga xamante ni mooy rond-point cité kër góor gi donc ñu ngi koy félicité moom mu ngi doon wootee dimanche bi passé ci dëkk bu ñu naan Saint-Louis moo dal ci side by side bi nga xamante ni tegoon nañu ko parmi loo yu mag yi am na yeneen réfrigérateur frigo yoo xamante ni des na donc mën ngeen cee dàq seen wërsëg am na région bu am xaru tabaski région de Tamba 150 000 moo fa nekkoon donc maire Ndeye Assou Diagne mi woote léegi nii ne junni rek la yeewoo woon ndugg ci marché jënd ci crédit woote am 150 000 loolu xanaa neex na li ma naan leen loolu final la donc final weesuwul nga woote ci télé bi ñu may la gratuitement 150 000 voilà c'est très simple et c'est très pratique bu amatee téléspectateur léegi nii très rapidement ñu jël ko 88 628 22 22 voilà 88 628 04 05 Pape Samba Thiam le meilleur réalisateur de tous les temps li nga def nii laa tuddee deux a kalanax da nga koo dem bay largeal rek def ko semi large lépp feeñ fi mu ne yaay Pape Samba 360 j'adore ça on fait de la télé voilà et je disais d'habitude comme l'autre il le dit la télé c'est que de la télé donc Tambacounda 150 000 am na région boo xamante ni xaru tabaskee fa ne xaw ma nag ban région la exactement mais dàq leen seen wërsëg parce que tey damaa bëgg a mel ni kuy wanteer xam nga wanteer wi moom ci période tabaski jaaykat yi dañuy waxtu rek man nag mayekat bi damay def ni jaaykat yi wanteer woote leen ma maye woote leen ma maye woote leen damay maye woote leen damay maye allez 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ay ca fàttal ma foofu
vous offre juste quelques minutes le temps ngeen composé benn ci numéro yi. ayca gaaw leen damay jàllale ay xibaar itam ci biir Midi Plus bi sànq rek maa ngi leen di wax ni barki démb bi ñu déggee génnuk àddina sunu kilifa boobule di Eugénie Rokhaya Aw bu CESTI ñun ñëpp ko naqarlu képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci presse bi puisque journaliste émérite la woon elle était d'une bonté légendaire militante chevronnée avocate des femmes elle est décrite par ses collègues comme une dame de fer oui elle était une dame de fer CESTI la ñu demoon ànd fa ak ki nga xamante ni mooy Fatou Bintou Conté pour recueillir témoignage yu ñi nga xamante ni ñoo daan liggéey ak moom ci école boobu li regardez. Eugénie Rokhaya Aw dafa làqu moom mi nga xam ne moom moo fi nekkoon directrice su CESTI mu nga génn àddina ci dimanche jii gannaaw ba mu amee feebar yu ndaw am ne moom la ñuy wax ab militante et avocate des femmes fi mu toll nii wuyu ji na boromam fi nga xam ne nag moo di école de journalisme bi nekk fii ci CESTI njàqare ak naqar la ñu yeewoo tey. doonoon na nit koo xamante ne nit ku yaatu la woon nit ku mën a partager nit koo xamante ne aussi fépp fu mu gis loo xamante ne mën na ko séddoo ak yow muy ci alal wala ci xam-xam wala ci jàppale pour nga gën a ñoŋ ci li ngay def dina ci taxaw surtout mbirum jigéen ñi. ak xale yu jigéen ñi nga xam ne dañ nekk ci mbirum journalisme daf leen di appuyer toujours pour ñu gën a xarañ ci li ñuy liggéey mais aussi bu ñuy traiter aussi question yoo xam ne dafa jëm ci mbirum jigéen ci ay conflits ak ay médias mu jàngal leen nan ngeen di def ba concept yooyu wala conflit yooyu du impacter négativement ci mbirum jigéen ak ni ñuy traiter jigéen. mbaaxam kenn du ko lam-laame mu di ndaw soo xam ni daf fee nekkoon rek di dimbali ñi nga xam ni ñoom ñooy di néew di doole yi nekk ci école bi la surtout étudiants yi nga xam ne seen loxo jotul woon seen gannaaw. mbir boo xam ne gis nañ ko aussi ci yaatu bu xol bi yaatu maanaam ci mbirum séddoo am na fi ay étudiants yoo xam ne nekkoon nañ fi jonkonte woon ak ay jafe-jafe jàppale na leen bu baax ci mbaaxam man maa ngi ciy xalaat benn étudiant yoo xam ne guinéen la woon nekkoon fi am ay jafe-jafe yu métti mais jàppale na ko te mën nañ fi lim ñu bëri ñoo xam ne jamono yooyu am nga si ñoo xamante ne voilà doon na métti si ñoom mais doon na ci jàpp bu baax fexe ba seen njàng dinañ ko mën a def am seen diplôme dem seen yoon jàppale bi du woon toujours rek jox la xaalis wala jox la kii mais boole la ak ay organisation yoo xam ne dinañ la jàppale doon na ci am solo te loolu boo seetloo liggéeyu fondation Konrad Adenauer amoon na ci solo lool pour les certains diplômés wala certains étudiants yoo xam ne ñoom ay ñu ngi nekkoon ay étrangers maanaam ñu ko mën a waxee ay non sénégalais. li ma mën a rënd ci moom daal mooy nit ku baax la woon li ma gën a neex ci moom mooy nit ku oyofoon la. daan na kaf daan na ree bu la rombee da lay nuyu boo ko gisul sax moom dina ñëw ci yow daw ñëw nuyu la loolu yëpp ci OFM la bokkoon. woon na trop di jàppale étudiants yi di jàppale personnel bi ba ci vigile yi sax da leen doon jàppale maanaam daal bi mu fi nekkee daal ci jàmm daal la nekkoon ak nit ñi te xebul woon kon aussi waaye foon na trop wàcce woon na boppam. ba mu yoree CESTI sax la ñu ràññee ni projet yu bëri ci la commencé di dugg ci école bi lee ñi nga xam ne ñoom ñu di partenaires yi bari woon fi lool. tout ce qui est ay conférence ak yooyu madame Aw doonoon na koo xamante ne organisé woon na fi conférence yu bëri CESTI fexe woon na ba ONG yu bëri ñëw investir fi def ay programme ak étudiants yi. te li ma gën a mën a jàpp ci mbir moomu mooy moom li mu tuddee la pédagogie active doonoon lu am solom ci programme di indi ay conférence di déplacer étudiants yi sur le terrain di leen yóbbu séjour pédagogique. madame Aw comme ni ko étudiants yi daan woowee moom nag juróom-benni at mu yoroon li nga xam ne moom moo di école de journalisme bii di CESTI mu yoroon ko nag ci yorin gu rafet. si Fatou Bintou Conté Adjaratou Fatou Bintou Conté moom la ñu àndaloon fi nga xamante ni mooy CESTI doon recueillir témoignage u ay collègues ak ay nit yoo xamante ni ñu ngi doon liggéey ak ki nga xamante ni mooy Eugénie Rokhaya Aw nekkoon directrice bu école boobule di CESTI journaliste dame de fer noonu la ko ay collègues am doon woowee militante chevronnée et avocate des femmes. Elle a organisé vraiment beaucoup de rencontres pour défendre les femmes donc bu jàmbaar daano njaanam day wàcc et puis ñun tamit ñu koy waxtaanee di ko rendre hommage ci télévision Futur Média. Merci en tout cas à Adjaratou Fatou Bintou Conté. Allez midi 22 mooy doog a jot dañuy continuer en même temps di leen jox ay mbir yu leen di jëriñ di leen jël itam ci téléphone yi puisque tabaski moom ari
Pape Samba génneel ma foofu wala fattal ma foofu ak benn Youssou Ndour rek bu tabaski jotee defe naa woy woowu moom fexe na ba nekk hymne nationalu tabaski ni Taajo Bon bu Ismaël Lo doone hymne nationalu Tamxarit ou Taajo Bon noonu la tabaski bu Youssou Ndour mel ci àddina saa yu ñu dëgmalee tabaski comme nii daanaka woy wi da nga koy dégg ba daf lay mujj sax sàppi c'est normal voilà donc tabaski ginnaaw yegsi na ci moment bi nag ngeen mën a profito ci teraanga yi nga xamante ni télévision Futur Média mu ngi koy joxe toute la journée ngeen di woote ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 léegi nii la ñu tànn région de Tamba voilà Tamba bi ñu ko tànnee fekk nañu fa 150 000 am na ci région boo xamante ni def na xar donc xaru tabaski seen xar yi nag bu yeboo ngeen accompagner kook tomate linguère ketchup bi surtout xam nga am na sauce yu am solo yoo xamante ni ketchup linguère bi rek ngeen di dem jëndi tomate linguère daa am ketchup voilà c'est ce que vous voyez comme ça ci image yi am na ñoo xamante ni ceebu jën sax dañ koy boole ketchup c'est leur choix hein parce que maa ngi gis Corombaar Ndiaye naan ketchup ak ceeb laissez les gens vivre kenn ku nekk ak sa choix ak sa life ak ni nga ko bëggee yow li dul sa life ak ni nga ko bëggee boo ci bëggee mere nit sax ci sa ko waane la waaye man maa gis ñoo xamante ni daal ketchup bi dañ koy def ci ceeb bu weex c'est de la sauce ah xam nga condiment moom ci rek la dépendre man par exemple suppu kànja dama koy booleeg citron damay paccal limon ci soosu suppu kànja ñu naan ma beex suppu kànja ak limon comme Sénégal dëkku jugement la ñoo raw yàlla donc je disais seeni xar daal fexe leen ba accompagner ko tomate linguère bi ketchup bi surtout c'est vrai que tomate bi min ngeen ko tomate loxoti bi démb tomate loxoti moom laa defoon kaa waaye tey maa ngi ci ketchup bi et puis am na bidon bu mag bi nga xam ne c'est très familial bu ngeen reyee seen xar ba pare defar ci seen sauce yooyu Corombaar Ndiaye am na sauce boo xamante ni boo ko yendulee këram moom la lay defal ketchup bi lay jël daal ak soupçon de mayonnaise boo ko ne loo ko defaree mu ñame Cheikh ay change ko xam Cheikh ma ne ko ok y a pas de souci je sais que sauce yooyu noonu am na ketchup am na itam mayonnaise voilà pour ne pas dire mayonnaise hein. Voilà allez midi 25 kan mooy topp ci kii sant Diagne léegi woote tam région de Tamba ñu may ko 150 000 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ci kanam tuuti daañu waxtaane fourneau jàmbaar voilà tey damay tem fourneau jàmbaar xam nga lakkuk yàpp moom balaa neex ak tabaski bii ñu dëgmal nga lakkee kook fourneau jàmbaar nag daa bëri façon voilà dinañ leen won processus de production des foyers améliorés ak GIE bii di waa Kër Borom Daaru ñoom ñooy defar fourneau yi ay artisans yu am talent voilà te li ñuy defar dafa am qualité donc on va en parler dans quelques instants puisqu'ils seront ci plateau bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy coopération allemande GIZ ENDEV SUC bon j'arrive pas à lire ça mais en tout cas coopération bu am solo boo xamante ni nii ñu ma ko bindalee ki ko bindalee daa mel ni ku ma daa mel bind mi comme ay vermicelle coincé Aminata bu service commercial mais bon c'est pas grave de toute façon processus de production des foyers améliorés ak GIE bi ay waay kii di ma woo maa ngi ci télé bi GIE bi di waa Kër Borom Daaru man mosuma gis lii xam nga tëgg tama àndut ak waxatu dañu lay seen sax di la woo waa sawaay jox ma ci xaalis bi bokk man dama ko moom suñu kër nga xam ne moo raw daara Serigne Mor Mbaye Cissé saa bàyyi nga fukki doom ak ñeent ku ci ne maa la yor balaa maa may kenn jox leen donc bàyyi leen di ma woo naan di ma wax may ma wala jox ma aw ma damay wut comme ñëpp lii dañ maa yóbbante pour ma koy joxe voilà ay teranga la yoo xamante ni groupe Futur Média mooy gërëm ay téléspectateurs am ay internautes am ak ay auditeurs am voilà chaque jour ma répété ko chaque jour saa bàyyi daa njaboot alkaati la woon on est 22 dans notre famille mu jur mbay te ku ci nekk yaakaar nga ma donc balaa maa jox kenn ñooñu la ñooñu laay njëkk ko jox bu ma kenn ñaan maag ñëpp a yam li ngeen di yëg rek laay yëg saa yu Sonko wootee casserole de concert xaw ma man tamit damay taxaw ci sama balcon di tàccu ndax dëkk bi daa metti ci ñëpp la metti dañuy toilette def ay simis yu weex di wax ci télé bi mais ñoo gën a banque ñëpp bàyyi leen ci xel da leen ci bàyyi xel bu baax maa gën a banque ñëpp
man sama koñ balaa kenn génne bool maa njëkk a génne boolu safoor yi nga xam ne sponsor lañ ci man di tàccu te kat yenn saa yi ma woo waa kër Macky Sall yi ne leen yéen laa àndal de su ma bëggee dara yenn saa yi ma woo Pape Djibril Fall ne ko maa ngi ci yow de sànq rek laay wax ak Guy Marius Sagna sama xarit la Ousmane Sonko itam sama nit ku baax la fan yi sax bëgg naa woo may mun a jéy fekki ko Casamance man daal nii laa nekke voilà nii rek may mun a jéy sama xarit la dama bëri ay xarit Pastef voilà donc ban téléspectateur mooy dugg léegi nii ñu jox ko yëfam midi 28 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ah oui entreprise yi doon liggéey ci corridor Dakar Bamako bi ñoom fi mu nekk dañoo soulagé wu ginnaaw bi ñu teggee sanction yi nga xamante ni moo tegu woon ci ndodduk Mali ak waa CEDEAO alors daanaka aubaine la woon pour économie bu Sénégal puisque corridor boobule daan na jur chiffre d'affaires paraît-il bu toll ci 400 milliards ou plus de 400 milliards de francs CFA. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été notés paraît-il à cause de fermeture boobule Pape Fara Gningue ak Thierno Laurent Mendy la ñuy àndal ñu expliquer ñu contentement ou soulagement bu entreprise yooyu nga xamante ni ñoo doon activé wu autour de corridor Dakar Bamako regardez. secteur d'activité yu bëree bëri dafa leen laal bi nga xam ne nag teg nañu ay daan lii di Mali te CEDEAO daal di koy def mbootaay communautaire boobu nag sanction yi nga xam ne yëkkati na ko ci kaw Bamako li nu mel nag dina joxaat beneen suuful économie bu Sénégal nga xam ne amoon na ci ay jafe-jafe gannaaw yooyu la daan. ci jëkk mooy ñu sant yàlla ndax soulagé nañu ca dana dindi yenn jafe-jafe yi parce que Mali mooy partenaire bi jiitu ci économie ci Sénégal partenaire la boo xam ne suñu digganteeg ñoom maanaam boo ko doon xayma day dem ci ay 250 milliards à 300 milliards par an suñu digganteeg ñoom am na tonnage bu bare ci marchandise yoo xam ne fii lay jaar lu toll na 6,850,000 à peu près tonnes ci loolu da nga ci gis les produits pétroliers yooyu rek egg na ci 1,6 million et quelque nga gis ci les produits cimenterie ñetti cimenterie yi nekk fii une bonne partie seeni ressources foofu la jëm kooku egg na ci 1,2 million. li wuteeg secteur d'activité yooyu port autonome bu Dakar tamit amoon na ay jafe-jafe yu métti waaye gannaaw ubbite bi enjeu yi feneen la nekk. partenaires yi nga xam ne dañuy jóge fii di dem Mali boo koy xayma mat na 6,000 conteneurs par mois yu fiy jóge xam nga kooku activité bu am solo ci transport. enjeu bi moom mooy xam nga comme ñoom jaar nañu foo xam ne daawuñu fa jaar ñun war nañ def tout pour garder suñu part de marché loolu nag danañ ko sukkandiku ci ñaar benn bi mooy service bi ñu leen di offrir ba ca des mooy coût mooy frais passage maanaam marchandise yooyu ci portu Dakar bi. daan yu nu mel tamit laal na entreprise yu bëree bëri faaw nguur gi teg leen loxo ngir ñu mën a jógaat. il faut mu assister tey jii yenn entreprise yooyu xam ni ñi nekk ci loolu kooku ñi ngi koy jaarale ci sunu ministre du transport Mansour Faye pour ñu xool naka la ñuy appuyer justement ñii nga xam ni partenaire yi nga xam ni dañoo nekk ci transport bi ba pare am ci jafe-jafe lool. gannaaw juróom benn weer ba ñu tegee daan di Mali. sanction yi nga xam ne yëkkati nañ ko li nu mel baax na ci Sénégal ndax jàpp leen digganteem ak Mali échange yi tolloon nañ ci 400 milliards de francs CFA at bu ne. 400 milliards moo doon yàqu noonu di mbir moo xamante ni du woon lu arrangé comme bu Sénégal donc loolu jur na soulagement pour entreprise yi nga xamante ni ñoo doon liggéey di activé wu ci corridor Dakar Bamako alhamdulillah voilà on salue nos amis qui nous regardent depuis Bamako capitale du Mali on a beaucoup de Sénégalais il y a beaucoup de Sénégalais qui nous regardent depuis Bamako voilà on connaît même les quartiers de Bamako am nañ fa ay xarit Bagalabougou Kalabankura la Fiabougou ah et quand je parle du Mali day mel ni fa laa dëkk mosuma faa dem defe ngeen may gis ni damaa sopp rek
sopp rek ak dëgër fit mais dëkk bu neex la quand même Babani Koné nga xam ni c'est une très grande diva mooy suñu yaay foofu ca Mali ñu ngi koy nuyu on t'embrasse très fort Babani di la ndokkeel bu baax donc loolu mooy ouf de soulagement bi nga xamante ni entreprise yooyu lee am nañu ko midi 32 ma yëraat xool fan ngeen toll ci woote yi bu amaatee téléspectateur léegi ni ñu jël ko je vous offre juste quelques minutes comme d'habitude le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi. Allez, quelques minutes que je vous offre quelques minutes laa leen di may le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi nga xamee nii ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi da ngeen di gaaw nag voilà parce que j'ai tellement de choses à vous dire j'ai tellement de choses à vous raconter j'ai beaucoup d'invités yooyu yëpp bëgg naa boole ko ci midi plus bi te xam ngeen ni li duuf ci nag moom du xaj ci cin li dañ ko ciy jéem a ñuux rek donc ci ñuux bi may jéem a ñuux li mu indi yëpp il faut ngeen gaaw ci woote yi donc 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ban téléspectateur mooy dugg léegi nii wala yan téléspectateur ñooy dugg léegi ñu bàyyi leen ñu tànn lu leen neex ci carte bi et lu ngeen fekk ci teraanga ci carte bi yéen a koy moom 88 628 65 65 wala 88 628 22 22 ayca na woote yi gaaw toog ci wal safal lewet baaxul nii mu wéete nii dugalal musique ci suuf ñu yëngatu ah lewet nga trop voilà au moins ndoxe trop temps yi yéen waa TFM bi da ngeen ndoxe na saf quoi na saf xam nga ay ñambaxtaan ay saf-safa voilà yooyu dafa baax on n'est pas dans un journal télévisé quoi ni dans un magazine politique c'est moi quoi on est dans moi donc il faut am ay kii quoi ay kaani ay poobar ay limon yu waaye uyu David Pujadas man dina ma jaaxle kër goo xamante ni chaque jour ak ariwaas bu bees yow man maa ngi xas ñële pare go ndekete nag yi xaw ma David Pujadas présentateur France baa ngi taxaw di xaar quoi di ree et puis léegi dafa changé reetaan bi jabar ji ñëwee ba tey daa fuy man musuma gis lii c'est Mamadou Ndiaye la TFM nag moo bëri modèle li ma keps naan Youssou moo baax te njaboot dëgg la de nit da koy romb sax mu ne ma kaay kii kat la man ko xaw ma ko mu ne ma Youssou njaboot nag yow bale baa ngi xuloog toog pare guba sax ñu def la ariwaas ci écran bi damaa tiddi waaw ça na nga def maa ngi ci jàmm xanaa tàngoo dañ ma bett waaw mais west bi pour lan la non dafa tàng fii dafa sedd fii guy mais pour lan la non mais dafa sedd mais ñi seetaan dañoo tàng ñaw ni ngeen ma defoon ci sama garaam bu gàtt ba maak Aba Bercy loolu laa la naroon te loolu day ñëw tey sax Ibou Ndour te kat Ibou daa ree ba dee waaye boo gisee gilet bi Ibou sol di ba ree gilet bi nii la man de keroog li tax nga raar man après dama la seet ba sonn kii ne foo koy seet rek de xam naa ne damaa daw yow bu ma naree daanu dama jël suuf si diwo damaa daw keroog bugguma ci woon benn commentaire damaa daw yow man bu ma naree daanu nii ay daanu di daal suuf si laa rek diw sama yaram daw mayuma kenn mu commentaire ma buuba ndu da doon jooy te kat buuba mi doon jooy it moog Iboyam yére ba mu la sol 5 jours di la tout 6 jours à Paris te kenn reetaan mais yàlla waxul kenn dara waaye yow it sa veste bi dafa yebul nga signé ko léegi est-ce que xam nga ni boo deewee du jar autopsie tàngoor a rey mais fii dafa sedd de fii dafa sedd non je sais je blague je sais que dafa sedd allez tout à l'heure di nga ñu proposer notre journal du web gis naa nag nga annoncé benn affaire boo xamante ni ce sera pour bientôt WhatsApp dina mën a masquer statut en ligne parce que être en ligne ne veut pas dire disponible pour discuter. Poster des statuts ne veut pas dire disponible pour discuter. xam naa ne loolu dina la arranger. J'ai envie de mourir à cause de WhatsApp. Maintenant il paraît, et ça c'est une information que j'ai appris grâce à toi, que ce sera possible désormais, enfin bientôt, de masquer statut en ligne bi. Voilà. Et puis tu parleras de Snapchat ak processus de vérification yu Facebook. Voilà, Facebook Meta bi. dal na ma bërki démb. waaw. Nu mu la dalee noonu. vérification yi dañ ko commencé.
waaw ni ñuy vérifier méta yi. sànq rek am na ci am ndaje bu am solo mairie ma nga ca woon dinañ ci ñëw gën ko détaillé. mairie taay nu mu sobee. seen naa ko démb ci kii bi corridor lu tudd xaw ma. soirée Mbagnick bi. demaat na ci xew mi. ni mu bëggee xew yi am cadeau yi xam foofu day am ay gift. mairie ak a bëgg xew yi am gift. moom du dem mukk ci xam nga ay orange ak yooyu bu ñu organiser da ngay dem booy ñibbi ñu joxaale lu mbuus. benn sachet. ak a bëgg xewu gift. mi ngi ci woon lu am solo la mooy Facebook Meta seen processus yi nga xamante ni dañ koy maintenant dañ ko lancé ngir permettre internautes yi mais surtout utilisateurs Facebook yi ñu mën di vérifier dafa am solo fii jamono toll ndax fake news yeeg fausse information yi day jur jéy bari na ci ay dégâts yi nga xam ne créé na ko Facebook nag ak Meta dañoo jël ab dogal bu bees boo xamante ne fi mu ne nii dañoo taxaw temm ngir gën di permettre utilisateurs yi ñuy vérifier ci nu mu gën a simple dañ leen ko ñëw détaillé am naa ndaje bu am solo boo xam ni mairie Baye Diouf teewe woon na ko ci suba dinañ ci ñëw détaillé leen ko waaye li El Hadj ubbee sànq lu am solo nañ ci ñëw léegi muy lii di WhatsApp dina permettre léegi ñuy masquer statut yi li ko waral nañ leen ko expliquer détaillé leen ko ak ñi nga xamante ni ay experts lañu seen xam-xam màcc ci naka la WhatsApp nar a indee mën nañu wax lu bees lii ci ñi nga xamante ni ñenn ñi arrangé na leen nañ ko ñëw détaillé ko ak Snap tamit ubbi tamit beneen outil boo xamante ni dafay permettre nit ki fay lu tax muy fay pour mu mën a am maanaam exclusivité bi yooyu yëpp ci internet lay xewee ak ci kanam ci journal du web comme ni ko El Hadj di waxee ci kanam man ak mairie Baye Diouf nañ ci ñëw gën ko détaillé ak ay explications yu am solo ak hashtag bi midi plus sunu net Facebook live YouTube live Instagram live El Hadj damay sànq yaa ngi doon wax lu am solo nag mooy bi nga naan yaa gën a soxla gars yi xar yi naan may ma ci xar yi keroog dama ko doon expliquer keneen koo xam ne fekkee mu naan mais neel ma El Hadj mu may ma ci xar yi. ma leen El Hadj day liggéey. moom ci boppam bu leen fàtte ni sénégalais la di papaam mi ngi fi yaayam mi ngi fi am ay mbokkam. surtout que sama papa dafa njaboot 200 doom. macha allah. am naa 25 frères ak 18 sœurs. ñu naan man leen non bu leen yaakaar ne moom rek de li muy mayee nii daf ciy liggéey. c'est impossible mais dafa am nu mu tax muy doxalee noonu mais moom tamit am na famille. te yi muy balaa moo mayee ñoo ñëpp bu fekkee dafa am lu muy may xanaa da koy may waa këram ba pare. dëgg yàlla. li ma ndaw si ne démb doyoo ma la dara damaa bëggoon rek te dañ lay ñaanu ñàkk kersa doyoo ma la dara man ku la woo doo ko jël man doyoo ma la dara damaa bëggoon rek nga dimbali ma ci tabaski bi ma ne ko waa dimbaliwu ma la léegi mu ngoog bon ben à tout à l'heure Mamadou Ndiaye. à tout à l'heure. ana Awa. mi ngi fi biñ ci jàpp lu mu togg añ tey. bàyyi ci kanam ñu dem añ. ba toggalu la kii hamburger Amérique la jóge de. xale yi jóge Amérique ay hamburger la ñuy toggal seen jëkkër ak ay potatoes. ba pare naan la hamburger bu Sénégal bi. voilà quand même. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Alors j'embrasse mes vacancières dama am ay vacancières voilà mais sama vacancières yëpp am jëkkër Fafa Kati Ndey Fatou bu Ajaratu Absa Dieng jóge na Amérique Awa Ndiaye jabaru Mamadou Ndiaye jóge na Amérique Bousso Diallo bu Papis depuis Atlanta Bousso Mam Soxnalo Raku Ndiolé jóge na Amérique donc sama ñetti vacancières yooyu maa ngi leen di nuyu et comment hasard ñoom ñëpp Amérique la ñu jógee midi 40 Mamadou Ndaw dinañu ànd ak moom ci kanam tuuti pour waxtaanee seen jeu Mega Win oui Mega Win moom xaarul tabaski xaarul korité maanaam à tout moment mën ngeen nekk millionnaire grâce ak seen jeu Mega Win dama leen di bàyyi ñu dem installé wu xam nga Mamadou Ndaw mënoon nga toogee fële après nga duggee na la léegi da ngay obligé traverser nii devant moi mais y a pas de souci amul benn problème xam naa ni Pape Samba Thiam mu waane mi sax moo la yóbbu foofu mais amul problème alors Mamadou Ndaw ça fait longtemps je l'ai pas vu il va s'installer ci beneen coin plateau bu Midi Plus pour joxe chèque boo xamante ni mu ngi tollu ci 1 million puisque je l'ai dit tantôt seen jeu Mega Win xaarul benn événement maanaam à tout moment mën ngeen nekk millionnaire grâce ak Orange alors c'est très simple min ngeen ko da ngeen di envoyer win WIN pour nekk millionnaire donc tey amaat na millionnaire boo xamee ni am nañu ko je laisse le soin aux équipes ñu installer ma ko
nga installé ko ci beneen plateau bi alors gagnante bi mu ngi tudd madame Namposia Diaz Gomez, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Elle sera donc représentée par madame Edith Mané. Voilà, elle sera avec nous ci plateau bi dans quelques instants. Donc 1 million yoo xamante ne gagné na ko ci Mega Win au 22 7 22 moo leen di permettre ngeen jouer. Donc le temps ñu koy installé je vais juste ànd ak Ndeye Mariam Ndiaye moom delluwaatoon na ci lycée bi nga xamante ni moo nekk Yoff bërki démb foofee di Ousmane Sembène bu Yoff daanaka xale yi ñoo doon célébrer nee nañu vacances jël vacances di ko féete waaye seen façon gu féete naqari ñëpp ndax dañ doon saaxee salle de classe yi les images ont fait daanaka le tour du web loolu nag moo tax ba conseil de discipline bu lycée Ousmane Sembène bu Yoff daje na ngir statuer ci kaawu élèves yooyu la nga xam ne ñoom ñoo saccagé une des salles de classe benn ci salle de classe yu lycée boobule amagul nag ay sanctions waaye proviseur bi ak président gouvernement scolaire bi mu ngi rëccu loolee nga xam ne ni moom la ñu tuddee ay événements malheureux oui c'est déplorable lycée bi nag daanaka mu ngi am lu toll ci 2500 élèves yenn ci élèves yi dinañ leen toxal ci beneen lycée année prochaine Ndeye Mariam Ndiaye moo fa demoon. proviseur bu lycée Ousmane Sembène bu Yoff ñi mu sekkal liggéey bi ak ñenn ci élèves yi ñoo doon waxtaan ci naka la ñu war a àttee ndongo ya doon yàqate salle 12 bu lycée ba. waaw daje bi bon li ñu si jàpp mooy àggaleegul parce que xam nga lii du loo xam lu yomb la si samedi bi suñu kilifa ñëw na fi vraiment massawuñu waxtaan ak ñun et tout léegi ñun tey bi ñu xëyee woote nañu mais am nañu des ñoo xam ni sax woote bi jotuñu koo yegg ñoo xam ni il faut ñu xaar leen parce que lu demee nii da ngay concerté wu bu baax. ba nga xam ne ñoom ñépp ku nekk daal di nga ñëw wax sa xalaat pour ñu bañ a juum bañ a def aussi fu gaawantu waaw ak yi ma gis xale yi def ko bett na ma choqué na ma aussi waaw parce que quand même suñu école aussi dafa doon école bu baax école boo xam ne aussi ñu ngi góorgóorlu ñun ñépp pour bëgg mu baax waaw donc lu mel nii bu ma sañoon du am moi c'est ma 7e année même laa fi def 7 ans et lu mel ni musu fi am donc lu mel ni bu amee dina ma xaw a naqari kaa bi nag mooy bu njëkk ci lycée bi nga xam ne ndongo ya fay jàngee seenub lim dafa xaw a takku looloo waral ñenn ci élèves yi dinañ leen toxal at mi di ñëw. ñun ñooy décider loolu mais li ñu mun rek mooy wax leen ñun li ñu bëgg que bu ñu sañoon vraiment ñu détaché ko def CM bi à part def lycée bi à part. pourcentage bi ñun ñëpp on est unanime à reconnaître que ne lu tuuti la mais li ñu def rëy na rëy goo xam ne àgg na foo xam ne xëy na waru fa woon sax mun a àgg. njiitu gouvernement wu ndongo yi mi ngi naqarlu bu baax ak a jégalu askan wi. nag ci sama tur ak turu élèves yëpp maa ngi jégalu lépp li si am ndax xam naa ne peut-être képp koo xam ne école nga élève nga Sénégal wala nga nekk ci école publique defe naa ne lii métti na la donc nag lépp loo xam ne am na ci ñu ngi ciy jégalu waaye nag de question que ne ñoom ñi ko def li ñuy wax ñu ndaw lañ ci biir mënuñ tax ñu catégoriser élèves yëpp nag gëm naa ne bu doon ñoom duñ ko def. lu toll ci 2500 élèves ñooy jàngee ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff xale yi nag juróom-ñetti fukk lañ ci classe bu ne nga xam ni seenub lim yegg na ba fanweer ak ñeent classe yooyee nag li ëpp ci ñoom seen melokaan dafa jéggi dayoo. voilà donc muy dogal yoo xamante ni dina daanu ay sanctions yu nar a tegu ci ndoddu élèves yooyu la nga xamee ni ñoom la ñuy wax ni ñoom ñoo saax-saaxee salle de classe boobule ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff dajeb conseil de discipline bi lañ leen doon won ñëpp ko naqarlu en tout cas di mbir moo xamante ni yàlla bu mu fi amaat voilà xale yi moom day wax da nga naan li ñuy gis ci mag ñi rek la ñuy def. ndax léegi violence wax lu ñaaw xaste dafa mel ne lu xew li ma ne Djiby Dramé démb lu xew doo xam sax lan moo xew sa ku ci nekk foog nga ni par exemple yaa gën a mus sa moroom ku ci nekk foog nga ni yaa ëpp xel sa moroom ku ci nekk foog nga ni yaa gën sa moroom looloo fi am léegi voilà xaste violence saaga ah là là man bëgguma woon fekkee Sénégal bi barki borom Touba xam ne ci ambiance lay dox wax lu baax léegi dëkk bi daal c'est vraiment dur quoi bu xale yi saax-saaxee salle de classe mag ñaa ngi saagante fële musuma gis loolu ay saaga yu garaaw en toute liberté ñun bu njëkkoon saaga bi gën a ndaw sax xam sax da nga ko doon ragal a wax mais léegi yu gën a saaga yu kawe yi ngay dégg en toute liberté ah là là je donnerai pas de leçon parce que c'est pas mon rôle mais en tout cas kenn rafetluwul li nga xamante ni gis nañu ko ci lycée boobule allez midi 46 ku wax lii wax lële xaru tabaski yeeg
enveloppe yi ñuy séddale ñu continuer di leen jël ci numéro de téléphone yi bu amee téléspectateur léegi nii ñu jël ko ma may leen quelques minutes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suuf écran bi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 en plus d'appeler ci Teranga Sénégal mën ngeen continuer di jouer nag à tout moment ci seen jeu Mega Win d'ailleurs on va parler de ce grand jeu Mega Win ak Mamadou Ndaw ñu ngi lay nuyu mais gëj nga fi lool tey nga ñëw spécialement pour qu'on parle de ça mais en même temps amaat na beneen millionnaire bu juddu grâce ak Mega Win. oui Pape Cheikh merci ah donc yooyu namoon nañu trop ça fait très longtemps. mais maa leen rawa defoon nañu benn break ma lay gis ngay jalonné nekk euro ma ne non grand yi naa bàyyi bu ñu bis rek comme ça ma dem seede ko quoi ñu waxtaanee Mega Win quoi. mais vraiment merci beaucoup et puis ñi ngi amaat mbégte ñëwaat fii TFM. ngir waxtaanee suñu jeu bii nga xam ne moom la Sénégalais yi tàmm muy Mega Win. donc Mega Win nag ku ci bëgg a bindu da ngay def win au 22 7 22 maanaam win ngay envoyé par SMS. au 22 7 22 daal di jot say questions tontu ci. gagner ay points. waaye itam mën a bokk tirage au sort bi nga xam ne chaque jour day am. maanaam fii ba décembre 2022 chaque jour mën nga gagner 100 000 francs. chaque semaine mën nga gagner 1 million. waaye nag tey boo gisee chèque bii ma yor du par erreur li nekkul erreur li ma bind fii. loo gis fii 10 millions. 10 millions. waaw lu tax 10 millions. waaw parce que 10 millions lay waaj a tiré. très bientôt inchallah. man je pensais que 1 million rek nga indi. 1 million indi naa ko. ok 1 million bee nekk nii waaw kii madame Diaz moo ko moom bi waroon ñëw tey. waaw. waaye 10 millions bi dama ko indi ngir wax client yi attention ñi ngi waaye tiré le gros lot. le premier gros lot muy 10 millions de francs CFA. ok sànq avant may jóge bureau y' a 4 gagnants yoo xam ne jot nañ ko nekk 1 million de francs CFA via Orange Money. madame Diaz mi gagné lii itam daf ma wone ma mënul ñëw waaye indi naa chagam de 1 million. yéen ñi toog école di seetaan tàppe leen léegi seen portable dièse 111 dièse 228 dièse wala ngeen envoyé win au 22 7 22 je répète. win au 22 7 22. boo ko defee léegi fi nga toog nga jot say question daal di mën a gagné 1 million yi. wala sax 10 millions bii nga xam ni borom dinañ ci ànd ci plateau bi incha allah. parce qu'il faut rappeler que gros lot yi mënoon ngeen yam ci 1 million rek 1 million c'est un gros lot mais 10 millions la oto ak kër non. ak kër oto bi itam caabi baa ngi noonu xam naa ni voilà donc on a une Nissan Kicks boo xam ne bu bees sàq la 0 kilomètre. di xaar borom. kër gi itam pare na borom rek lay xaar. donc may wax ni que on a 2 chèques de 10 millions yoo xam ne ñu ngi koy waaj a joxe. kon yow miy toog di seetaan jël sa portable léegi nga envoyé SMS win WIN nga envoyé ko au 22 7 22 mbaa nga tapé dièse 111 dièse 228 dièse jot say question daal di mën a bokk nag ci jongante bi nga xam ne mooy tax nga gagné 100 000 francs par jour 1 million par semaine wala sax benn chèque 10 millions wala oto bi. wala kër gi. Voilà. Et puis il faut juste rappeler que affaire yi dafa yomb quoi question de culture générale. rek lañ lay poser quoi. comme question pour un champion da ngay tànn sa thème on a sport culture. wala culture générale. d'accord ñett yooyu boo ci tànn bu nekk di nga jot chaque jour ay questions. waaye nag deal bi nag mooy turbo zone. maa ngi koy rappelé. boo jotee 3 questions yi bu jeexee. il faut nga dem turbo zone ngir mën am 8 questions par jour. lii jar na jouer en permanence. waaw te yéen ñi nga xam ne itam yéen a ngi ci premium bi nga xam ne 150 francs par jour la. dem leen turbo zone ngir di mën a jot 8 questions. te turbo zone bi boo trouvé benn question 15 points la lay jox. alors que normal bi tu as droit qu'à 5 points. man de 10 millions yi yóbbu na sama xel de. waaw bii nag soo ko bëggee gagné moom foog nga dem turbo zone. win au 22 7 22 mooy deal bi tabaski baa nga jot te gars yi dañoo war am xaalis. 10 millions. waaw mi ngi noonu 10 millions bi daal bii am na borom te dinañ ko révélé incha allah fii le jeudi. incha allah fii léegi jeudi mu des beneen chèque de 10 millions. mu des beneen 10 millions boo xam ne itam yow mi seetaan bëgg naa nga gagné ko. kon nag win au 22 7 22 mooy deal bi. voilà donc tey millionnaire bi mu ngi tudd. Madame Gomez. Madame Gomez félicitations. Voilà. Félicitations. celle donc qui a gagné 1 million. waaw ñu yónnee ko ci calpe Orange Money. voilà donc xaalis baa ngi nii chèque baa ngi nii. c'est pour notre gagnante d'aujourd'hui. xam nga Orange Money léegi dafa xew. donc du coup yow client bi fi nga toog. ngay nekk rek ñu yónnee la incha allah 1 million de francs CFA. nga jot ko dem retiré te doo fay dara. xam nga loolu tamit tawfeex la. tawfeex la kay waaw tabaski bi nag mi ngi jot kon yéen ñi toog jëleen seen téléphone portable fi ngeen toog ngeen def win au 22 7 22. ma invité leen fii ci plateau bi jox leen 1 million. mbaa sax 10 millions de francs CFA bi nga xam ni. très bientôt dinañ joxe wane borom. incha allah voilà merci Mamadou Ndaw d'être passé nous voir yaa ngi ànd ak sama xarit bële. waaw gis nga moom mu ngi ci. daa xaw a ragal caméra yi quoi communication et puis da ngeen nuroo sax da ngeen mel ni ñu. waaw gis nga Mariama Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax Mariama merci beaucoup pour l'accompagnement donc nag incha allah jeudi xam naa dinañ ñëwaat parce que léegi moom. incha allah xam naa fii ak ab diir dañ fi ñëw mardi ak jeudi. incha allah pour gën ko détailler. voilà donc félicitations Eugénie moo gagné 1 million bi 10 millions bi d'ici jeudi ñu xam ko caabi oto bi kër gi ak beneen enveloppe bu toll ci 10 millions continuer de jouer ci Mega Win merci Mamadou Ndaw nañu xool annonce jeu Mega Win et juste après on va se retrouver évidemment.
bul xaar jouer ngir nekk benn winner ak Megawin mën ngeen a gagner 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet oto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Voilà mu ngoog merci Mamadou Ndaw je rappelle que mën ngeen continuer di jouer ci seen jeu Megawin et puis voilà chaque semaine Orange dafay defar ay millionnaires 10 millions itam da koo teg ci table ji pour ñi nga xamante ne ñoo bëgg a bokk ci Megawin ñun nag dañuy continuer teranga Sénégal ndax sotti ci ak def ci la 60 millions kër goo xam ni valeur mu ngi toll ci 40 millions chambre à coucher salon téléphone portable réfrigérateur téléviseur parure en or on vous offre tellement de cadeaux lépp rek ngir bégal leen yéen ñi nga xamante ni yéenay fidèle téléspectateur wala internaute wala auditeur yu groupe Futur Média donc ñu permettre encore ay téléspectateurs dugg si pour ñu teral leen en attendant ñuy ànd ak rédaction bu télévision Futur Média dans quelques instants pour journal wolof bi daañu ci ànd ak séeréer bi Ibou Diouf l'écrivain l'artiste il sera avec vous dans quelques instants pour le journal de la mi-journée daf ñu ko nar a présenté ci wolof mais en attendant ban téléspectateur mooy dugg léegi nii. allez may ma carte bi foofu région de Tamba rek moo demagum de pourtant man ne fiy wax rek alors que am na région yoo xamante ni am na 200000 am na région bu defaat 150000 am na région yoo xamante ni ay xaru tabaskee fa nekk donc carte baa ngi noonu c'est pour vous appelez je vous attends on a encore quelques minutes en attendant le journal ay ca gaaw leen di nuyu mon ami Am Dieng neex a fekk Paris am ñu ngi koy béggee bu baax Bayu Penda ak Awa Kor Oumi madame Dieng depuis Paris mon ami Am Dieng neex a fekk Kaolack neex a fekk Paris boo ko fekkee Paris ay maillot original la lay jox ne la solal mon frère ñu ngi koy béggee bu baax mon ami Am Saloum Saloum à Paris ay ca 88 628 22 22 café gi ñëwagul de kaasu Nescafé bii may seen sama xel a ngi ci de xam ngeen yi ngeen di def baaxul baax na Nescafé bëgg naa ci de 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 mon ami Djibi Thioy on te souhaite un bon anniversaire Djibi Thioy bu TFM Djibi Thioy bu Youssou Ndour Djibi Thioy bu Clara Djibi Thioy bu Pape Cheikh notre ami Djibi Thioy bu Kan Diallo Djibi ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram nit ku baax bàyyi seex yi joyeux anniversaire mook Ibrahima c'est qui Ibrahima c'est quoi ces histoires là mook Ibrahima doo préciser non mais nag ma jaaxal réalisateur bi léegi dafa moytuma Pape Samba voilà allez mu ngi mos la xale naan mu ngi mos temps yi moom yi mos ci dëkk bi dafa bëri de man de dugguma ci dara réew mi moom lépp a ngi mos allez ban téléspectateur mooy dugg léegi nii 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 on a encore quelques minutes yoo xamante ni di ngeen ci profito léegi nii dugg soit xar wala xaalis xaru tabaski wala xaalis